salaamaaleykum mbokku internet yu Vision Actu maa leen di nuyu bu baax di leen ziar di amaan mbégte ak bànneex di leen dalalaat ci seen beneen numéro ci seen émission sans détour te nag ñu ngi ci mairie bu Diamaguène Sicap Mbao dalal fi ki nga xamante ni mooy le conseil municipal Mouhamed Gningue monsieur le maire maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay monsieur Sow di nuyu waa Vision Actu. donc monsieur le maire ñu jëm ci ay échéances électorales li nga xamante ni ci lañ génn moom mooy dépôt liste yi mais avant dépôt liste yi gisoon nañ ni ñi doon xëccoo ci commune bi pour nekk tête de liste bëri na président mujj tànn ki nga xamante ni moo fi nekk maire muy monsieur le maire Coumba Ndoffène loo ciy wax ci loolu d'abord. merci beaucoup Sow ma leen di nuyu encore di nuyu mbokku internet yi nekk Diamaguène Sicap Mbao et partout si réew mi et si biti réew mi. di question bi nga ma posé li ma ci wax mooy sant yàlla si bim ñu lu ñëpp doon xaar yàlla tànn suñu leader lañ ci sant yàlla xam ne mérite am na waaye tamit ndogul yàlla am na quoi donc ñu sant yàlla bu baax a baax. waaw di si sant président Macky Sall bi mu amee confiance ci suñu leader ba tegaat ko ci kanamu coalition Benno Bokk Yaakaar. xëccoo bi bëri woon na. ñi bëggoon nekk candidat wala tête de liste bëri woon na. nan ngeen ko doon dundee. waaw comme tout le monde dañ ko doon dund parfois avec stress parce que août moo jafe c'est humain mais tamit amoon nañ yaakaar ne duñu moy parce que def nañ fi lu war a tax que président tànnaat ñu quoi moo tax dund nañ ko comme tout le monde di xaar ak suñu moroom yi mais tamit amuñu woon confiance à 100% pour bañ ko nëbbu dañ doon stressé après mais après tamit buñ xoolaatee ne non am nañ fi def nañ fi loo xam ne vraiment war nañu mën a tànn léegi mu des ñu tàllal yàlla loxo yi et puis yàlla nangu ñu tànn ñu quoi. ba monsieur le maire sax gisoon nañ ko mu def benn sortie mu ni day déglu le président parce que moom tey discipline de parti lay demee. donc tey est-ce que yéen tey pare ngeen woon tey bu leen maire tànnul le président tànnuloon ngeen topp ci ginnaaw ki mu tànnoon. waaw je crois bien boo fàttali ko mas ngeen ma jël fii ak beneen monsieur. Sidi Seck ngeen ne ma est-ce que bu président tànnee ku munti tànn da nga mën a ko ku munti tànn ñu ànd ak moom loolu yàlla dogal na bu amoon tamit dañuy obligé rek def liñ ko ñëpp def dem ci dynamique bi président bëgg quoi parce que président comme li ñu wax moom moo ñu gën a bëgg victoire bi ñun ñu fi dëkk président moo ñu gën bëgg ñun ñu gagné donc bu tànnoon keneen tamit dañuy jàpp ne par rapport ak information yi mu am de kii mën na gagné. mën na gagné ñu gis ñu aussi tamit tànn na leen. mais ñu gis ni coalition bi dafa affaiblir parce que gis nañ ñu bëri ñoo xamante ni bokkoon nañ ci coalition bi génn nañ. mën nañ ci citer ki nga xamante ni mooy Balla Gningue. mën nañ ci citer ki nga xamante ni mooy Léna Diédhiou. mën nañ ci citer aussi une partie wala deux parties de la COJER parce que COJER bi am na ñoo xam ne ñu ngi des ak monsieur le maire. am ñu ànd ak madame Balde. am ñu aussi ñu ànd ak Bachirou Touré. est-ce que loolu aussi tamit yéen a ngi koy préparer bàyyiwaale ko xel. waaw bàyyi nañ ko xel comme li nga wax nii monsieur Balla Gningue suñu frère ñu koy nuyu de passage bu ñu amoon li ñu bëgg dañuy ànd ak moom waaye tamit xëy na ni la ko yàlla bëgg dogale lu ñu bëgg moom mu bëggoon tamit xëy na du kii yàlla moo ci àndul mais bàyyiwuñu ba léegi ndax ñi ngi dégg na listam jàllul ñi ngi koy ñaanal yàlla ci relance am bi ni 72 heures yi mu jàll. mu jàll comme que décidé woon na dem liste boppam ñu ngi koy ñaanal recours bi mu réussir ci mu am ci ndam mu jàll. mais bu jàllul ñu talal ko loxo xamal ko ne ñun ñëpp commune moo ñu yor. ne ñu ànd encore pour benn objectif. muy defar Diamaguène Sicap Mbao. ñeneen ñi nga wax madame Goudiaby di Léna Diédhiou. mënatul ànd ak ñun parce que ci kaw depuis ci kaw xam nga. ànd bi day commencer ci kaw. depuis nag ci kaw am na rupture depuis son président Baldé. mais même avant président Baldé di génn ci coalition bi. est-ce que fekkul woon Léna aussi jël décision ni moom day dem élection. waaw amoon na ambition yi nëbb ko woon mais dama jàppoon ne fay quoi bu fekkoon na Baldé ànd na. du ñàkk dina respecter discipline de parti loolu lay jàpp quoi loolu lay jàpp mais amoon na ambition comme d'autres ñu nekk ci coalition bi tey ñoo xam ne amoon nañu ambition mais dama jàpp ne rek rupture bi am ci kaw moo ko animé moom forcément il faut mu demal boppam. waaye li ngay wax ci COJER bi ça c'est partout c'est politique surtout parti au pouvoir souvent day bëri ay ambition moo waral COJER bi ñi nekk ak Ndofène ñi dem de côté yooyu nag comme li nga wax ñu ngi koy sóoraale xëy na doole yëpp bu àndoon
dañuy gën a rassuré. dañuy gën mais terewul ku nekk day takk rek dem liggéeyi. terrain bi moom kenn amu ci frontière. kenn amu ci frontière waaw c'est ça. d'accord ñu gis aussi tamit ki nga xamante ni mooy madame Balde. mu décidé woon dem ak listam par la suite ñu dégg ni am na audience ak le président après mu def sortie ne bàyyi na lépp mais ñu gis ni ci sortie bi ba léegi tudd ci turu monsieur le maire nee na donte dina jàppale la coalition def campagne tudd ci turu monsieur le maire noo gisee sortie bi. waaw sortie bi dama ko gis ne moom madame Balde tamit ñu koy nuyu de passage dañ ko koy nangul c'est-à-dire dafa nekk ci terrain bi lu yàgg pour benn objectif. sortie bi moom communication am ñu ko koy nangul c'est-à-dire ñun ñëpp ay nit lañ. dañuy mer dañuy kontaan. am na yoo xam ne bu la dalee sa xol. mais dama jàpp ne loolu giif na tey du ñàkk. buñ ko woowaatoon ne ko mën na ko tudd ndóof frère am la. jàpp ma tudd ko parce que daf ko bañ loin de là-bas c'est des frères et sœurs. mais moment boobu dañ ko koy nangul. président woo la na la bàyyil nga respecté li mu wax bàyyi. ñëw xol bi moo dul nangoogum c'est humain. loolu seen nité la bokk quoi. ñu koy nangul jàpp ñu ne daf ñu bañ wala la non non mais dañuy nangu ne rek affaire bi moo métti moo def choc ci kawam. forcément il faut mu demee noonu. est-ce que tey jii nii yéen pare ngeen pour dem seeti ko waxtaan ak moom pour que ànd bi gën a tax. waaw mais gisuñu ci inconvénient si toutefois que ñu am ouverture bi xam nga tamit dina am benn réserve booy def donte kon du nekk lu catégorique. kon li nga wax ñëpp seetlu ko tuddul Ndofène dañ ko koy nangul. mais après nag ci suuf. xëy na am na ñu ci war a dox ba ñu war a jóg dem woo ko ne ko c'est la famille. bu fekkee ñun ñëpp intérêt président Macky Sall moo ñu ñor. Macky Sall. président de la République intérêt Sénégal moo ko ñor. bon intérêt personnel yi bu jeexee dañu war a àndaat. pour benn but. mooy réussir notre commune. gisuma ci inconvénient pour discuter avec nous. parmi les candidats déclarés aussi gis nañ ci maanaam ay candidats yu bëri. ba léegi ci coalition bi lañ bokk. waay muy madame Camara. moom aussi ñu ni candidat la. PS lay demee. ñu gis ni aussi tamit Bassirou Touré nekkoon ki ñu doon wax coordinateur de la COJER. en remplacement ak ki nga xam ne moo nekkoon Aliou Goudiaby. ñu bokkoon fii lan moo tax ñooñu tey desuñu ci biir coalition bi ñu dem. seen ambition la waxtaan ba ñàkk déggoo la wala lu xew. ay ambition la xam nga sànq ne nga Bachir Touré ñu koy wax coordinateur. en remplaçant de. loolu amul woon tendance la woon rek. mais remplaçant Goudiaby amagul woon parce que Goudiaby seul ba léegi mooy coordinateur jeunesse. amagul woon ci kayit daal. non amul woon ci kayit. ay ambition la woon moom yu mu nekkoon. pour remplacer Goudiaby. mais nag li tubaab di wax xaw ma l'appétit venu en mangeant. léegi gisatul kii mais gis la maire. mais am na ci droit dañ ko koy nangul. bu ko defee nag bu bëggee la maire te maire bi fi nekk tamit pareegul pour céder. il est obligé mu beru. ak ñi mu àndal gëm li mu gëm pour dem uti lu ñu am. est-ce que waxtaanoon ngeen parce que dama jàpp ni bu ngeen waxtaanoon peut-être doole bi ngeen amoon en 2014 mu doon ngeen am bu ko raw ci 2021 bi 2022 bi. waxtaan bi muy am boobu sax datu élection jàppaguñ ko juste pour ñu fexe woon famille yi nekk benn kër gi dajaloo waat. mais déggoo amul xam nga ambition souvent. dalay animé rek nga dem vers l'avant. c'est rare nga gis ki nit ko am ambition dëgg. nangoo taxaw retiré wu. mais waxtaan bi yàgg na am muy moom muy ñeneen ñi mu àndal. mais yàlla sottulu ko donc bañ toll fii. même avant ñuy démarrer on a essayé. mais boobu fekk boobu ñoom itam xam naa dem nañ ba ci biir. mënatuñu dellu ginnaaw. ba bi ñu confirmer maire. ci même jour. maire jot ko envoyé ma message envoyé ko cabinet bi. le président confirmé na ko. ce soir même dafa bëgg rencontrer APR. temps bi xat na woo na ñaari responsable ci ñoom ne leen jàppale leen ñu information bi jàll. maire dafa bëgg recevoir APR tey jox leen information bi. ñu bañ. waaw ñëwuñu yeneen COJER yeneen jeunes yi ñëw nañ ñoom ñëwuñu. ci la maire partagé ak ñoom le lendemain ci la soog a rencontré Benno bi partagé ak ñoom information bi. comme ni nga ko waxee sànq. ñu bëri dem nañ. mais ki ci gën a ràññeeku muy suñ papa Ibrahima Lo yàlla na ko yàlla yërëm. amiin te yéexe ñu. ñu gisoon ni amoon na fu mu féete maire. ba ci ñenn ñi sax nee nañ ginnaaw yàlla moom ak yow yéen a tax maire nekk maire tey absence am lan lay def ci yéen. absence am na waaye du vide bàyyiwuñu absence am nekk vide quoi fi mu féete woon monsieur le maire jafe na nit remplacer ko fa. mais am na fi
incha allah taxawaay ngeen xam ne am na ñuy taxawaat comme ni Ibrahima Lo taxawee woon pour remplacer monsieur le maire pour taxawu monsieur le maire. lu jafe lay nekk nag parce que Ibrahima dafa nekk kenn koo xam ne bu taxawee si kanamu Macky Sall. Macky Sall day xam kii mooy kan. mu bokk si ñi départoon ak Macky Sall. yàlla dogal mu xool Ndofène xam ne kii mën na yóbbu commune bi mu nekk choix am. te moom moo doon coordonnateur parti bi fii si commune bi donc choix am day am solo. choix boobu nag moom moo continué ba léegi. moo continué ba léegi. ñu ñëwaat tuuti ci li nga xamante nii moom mooy élection yi ba léegi. parce que fi mu toll nii lu waaye wax lu dul élection yi moom xam naa ni gars yi duñu la bàyyi nopp. ñu gis ni aussi candidats yi fii keroog maak Sidi doon nañ ci waxtaan lim ba jot a am 11 candidats. noo gisee loolu te candidats yi aussi am na ñenn ñoo xamante ni ñu bëri ren mooy seen première fois ñu déclaré wu candidat nar a dem élection. ci commune bi loo gisee loolu. lu ma gisee loolu mooy baax na. baax na c'est la démocratie kooku ñooñu di démarrer noonu après dina am expérience du ñàkk dina am ñaar ñett yu fa ñëw nekk ay conseil donc dama leen di gagné quoi moo tax ma ne ñaar ñett da nga leen di gagné quoi dama leen di gagné dama leen di gagné mais dina am ñu génn si ñoom. waaw ñëw nekk ay conseil dinañ xam. expérience bi baax na dinañ xam lan mooy mairie fonctionnement bi naka la. parce que si biti. waaw li ngay foog ak li si biir du benn. maanaam di nga foog boo nekkee si biti ak li ngay fekk. boo ñëwee di nga xam ne du benn quoi. ci biir moo gën a metti. waaw si biti moom boo xam boo toogee féete critique moom moo gën a yomb. pourtant gars yi nee nañ méttiwul de da nga yor budget presque 1 milliard toog sa bureau climatisé ko ba mu neex. ok xam nga léegi mu des gars yi xam yor budget 1 milliard day mel ne mi ngi si sama kees. budget 1 milliard keroog def nañ orientation budgétaire. yow yaa naan jàpp naa ne taxe bi dinaa si mën a am 5 millions. taxe bi dinaa si mën a am 15 millions. taxe bi dinaa si mën a am 100 millions. dinaa si mën a am da nga ko jàpp rek. nga bind na man sama budget année bii nag jàpp naa ne kon 900 millions la. da ngay jóg uti ko. bu ko defee juuti bi dem autorisation de construire bi dem. ainsi de suite ñeneen ñi dem ñi tëgg soirée ñëw yooyu mooy budget. nekkul sur place. mais ku toog si biir yaakaar ne 1 milliard yi mi ngi fii di la xaar. parce que tu n'as rien compris. très bien c'est très bien pour explication. voilà très bien donc demeewul noonu 1 milliard bi nekkul sur place. lu ñu foog na mën nañ ko am si suñuy recouvrement la. ñu bind ko si këyit ne jàpp nañ ne mën nañ am 1 milliard. donte kon suñu budget eggagul 1 milliard. jàpp nañ ne mën na am 800 millions. dañ koo jàpp foog ko. dañoo war a liggéey pour am ko. day manqué. yaa ngi suivre investiture gars yi sànni xeer yi ñu leen di sànni xeer est-ce que yéen a ngi ciy bàyyi xel. am na yu ma siy suivre mais mënu ma suivre yëpp parce que parfois da ngay xëy fii nekk si kii bi wàcc tëdd mais am na yu may suivre daal. yaa ngi xeer yi mu ngi daal. waaw. noo ko gisee. waaw ni ma ko gisee yenn rek moo ma si xaw a choqué. muy accusation yi. accusation tey mën naa sànni xeer. Balla ñi nga en tant que frère politiquement. mu sànni ma xeer. mais du ma mas a accuser Balla. mën naa sànni xeer imam Ndaw en tant que frère mais dinaa sóor maanaam mu bañ a ñaaw daal moom jëmmam dinaa ko sóor dinaa sóor famem mais gis naa si ay sànni xeer ñuy wax ne monsieur le maire arrêté nañ ko monsieur le maire alamaan nañ ko 1 million 500. am na problème ak yoon ak yooyu. non yooyu yaakaar naa yàgg naa leen woon dossier yi fii avec Modiba monsieur le maire loolu mu defoon daf ko defoon pour population bi nit moo bëggoon a ñëw tabax suufu population bi maire opposé wu. maire opposé wu bi mu opposé wu pendant 4 mois waa ji continuer occuper terrain bi maire jël lu yooyu engem dem toj li fa waa ji def. waa ji yóbbu ñu si yoon. man dama si bokkoon. cité na la ci. très bien bi mu ñu yóbboo si yoon nañu d'accord waa ji moomul terrain bi mais waru leen woon a yàq li mu fa def. alamaan ñu 500000. ñu fay ko. donc buñ maîtriser wul li ñuy wax gis nga sànq dafa mel ne rek. bi may génnee. bi nga ñëwee ma génne kayit yi. mooy kayit yi waa ji indi na moom terrain bi. dëgg la ak rejet bi ko domaine jox ne ko moomoo terrain bi. loolu nag bu amee maire mooy premier policier de la commune. moo war a surveiller li fi état bàyyi. moo war a surveiller suuf gis nga suuf soosu. normalement maison de la femme bi nekk fii Sicap. fa la waroon nekk si temps wu Khadiba. litige yi moo tax APIX déplacé ko. indi ko fii. bi Khadiba demee ñu ñëw rek waa ji ñëw bëgg a commencé maire na ko non moomoo suuf si indil ma say kayit mu indi kayit yu baaxul continuer di occupé maire na ko non doo ko occupé dindi ko waa ji di que ne maire jaay na sama suuf amul du dëgg. accusation yooyu nañ ko éviter baaxul. loolu moom baaxul. bu ñuy wax nañu wax loo xamante ni. lu tegu la quoi. voilà léegi bu ñu jógee foofu ñu jàll ci côté yéen ak seen campagne. yéen a ngi doon dox pour ànd ak ay nit. am nañ information ni
am ngeen benn leader de taille. boo xamante ni décroché ngeen ko. muy Malick Diom loolu da nga ñu koy confirmer wala. non mënuguma ko confirmer vraiment dama ko jox cër bu baax a baax. parce que kilifa la monsieur le maire kilifa la. du ñàkk ñoom ñaar am na lu ñu wax ci suuf. du ñàkk am na lu ñu wax ci suuf du ñàkk mais duñ ko yëkkatiwul ñoom man du ma ko yëkkati. Malick discussion am na. waaw discussion am na. discussion am na. Malick suñu discussion ak moom commencé wul démb ak tey. depuis biñ dajee si benn cant bu amoon sam-sam. waxtaan nañ. waaw Malick xamal nañu moom si boppam buñ ñu tànnee. waaw tête de liste. waaw waaw moom mën na ñëw ànd ak ñun. bu ñu leen tànnee tête de liste. waaw mën na ñëw ànd ak ñun. man tànn nañ leen de. très bien moo tax ma ne la commencé wul tey. loolu nag bi mu amee. ñun en tant que politique relancé nañ ko. yégal ko ne Malick tànn nañ ñu. te buñ la sañoon nga ñëw suñu côté parce que xam nañ li ngay peser xam nañ sa poids. kaay jàppale ñu. loolu cër la. léegi ñu ngi xaar réponse am. déggoon nañ aussi yéen a ngi doon dox Abdou Samad même si fekkee boobu moom antuwul est-ce que loolu amoon na. Abdou Samad man du ñoom du groupe bi. yow yaa ko doon dox. man dem naa si Abdou Samad. en tant que daf ma jox cër naan ma sama nijaay ma ne ko sama jarbaat. te boobu tamit dama ko kii yoon daal dafa amoon ay conditions. parce que Abdou Samad ku ko xam ne am na dara si commune bi. ma ne ko mais en cas. boo naree ànd ak dem foo dul jiite. kaay ñu ànd. maanaam bu demul élection. mu ànd ak yéen non c'est-à-dire mën na dem élection. mais bu amee keneen ku ko nar a jiite. waaw moom bu narul jiite bu nekkul tête de liste. bu nekkul tête de liste. na ñëw ñun ñu ànd ak moom. li man proposé naa ko Abdou. mu ni la. non daf ne ma sama nijaay nga xam naa bu ñu si tollee dinañ waxtaan. moom itam il n'était pas waxuma woon lu clair. sama nijaay nga bu ñu si tollee dinañ waxtaan ba ma dégg Bougane annoncé ko. ma dajeeg moom. timit sànni ko xeer da ko donc bàyyi nga sa nijaay nangam affaire yooyu. Bougane dafa lay exploité bañal. d'accord noonu laa ko waxee woon quoi. bu ñu génnee foofu comme temps bi daf ñu xaw a xoj. ñu dugg ci li nga xamante ni mooy peut-être duñ mën a ñëw ci bilan bi yëpp. ok ñu ñëw ci quelques réalisations yoo xamante ni maire def na ko fi. ñu commencé ko ci ak bi ci gën a bees muy maison de la bibliothèque municipale bi. luy problème bi ñu gis ni buñ ko inauguré ba léegi mu ngi tëju luy problème bi. non ubbi na. kañ bibliothèque bi loolu lu ko moo indi la luy problème bi. dañ ko ubbi. courant bi desoon ñëwagul woon. courant bi moo desoon. da nga doon xam nga da ngay def demande. temps yooyu compteur xaw a jafe. bi compteur bi ñëwee rek nawet jot. deke balcon bi. ndox mi day wàcc ci suuf. on est obligé ñu woowaat entrepreneur bi ko defaroon. mu ñëw réparer ko. mais actuellement mi ngi fonctionner ba barki démb si maire attribué na leen dem même ay chaise ñoom ñoo ñëw réclamer na dañuy am personnel buy ñëw ñu koy fréquenter ay élèves te amuñu fu ñu toog je crois maire joxaat na leen ay chaise ñu renforcer waat seen dispositif. ngeen ko def inauguration monsieur le président ak terre bi quoi. non gaa yaa ngi liggéey. gaa ngi liggéey boo demee di nga fa fekk équipe bi. ginnaaw loolu aussi. ginnaaw loolu mooy bi ñu leen di invité après demain. mercredi incha allah. fële à Nasrullah. waaw maire dafa def maison de la femme. comme ni mu fa defee annexe état civil. secteur boobu jigéen ña fa nekk tamit dañuy bëgg fu ñuy defee seen activité te xam ne am nañ benn fii Sicap dafay xaw a sori. maire approché leen defal leen fa maison de la femme mercredi incha allah la ko war a inauguré. maire temps yi daa mel yaramam daa tàng de. waaw xam nga même bu dul loolu. loolu dafa nekkoon suñu budget année bi. on est obligé ñu réaliser ko. ndax gars yi dañu ko voté loon. depuis. on est obligé ñu réaliser ko dafa tombeek nag année bi fi muy jeexee élection day jot. voilà donc les deux ngay boole. ginnaaw loolu aussi marché bu Sicap. waay dal bi amoon na côté bu wàcc. démb am naa ay écho comme quoi que commerçant yi réunion nañ ci semaine bële. ba waxtaan ba ni woon semaine bii sax am na ñu ne duñ fay juuti. la mooy problème marché bi aussi boobu ba léegi. merci beaucoup marché Sicap mu nekk benn point bu xaw a sensible. marché Sicap dal bi dafa yàgg di dagg. que bu ñëwee ñu réparé. am na benn moment je crois daaw jéeg am na fu leen maire joxe 400000. booleeg ñoom li ñu am je crois defoon nañ ci daal ba ay 700000 pour réparer waat loolu doolu dagg. mais après ñu invité woon fa seen benn autorité bu dëkk ci commune bi. mu dem xool ko. boole leen ak waa ministère. madame Camara la woon. merci beaucoup. bi mu leen booleeg ministère waa ministère ñëw xool marché bi. na marché bi dañ ko war a tëj.
dañ ko war a tëj. waxul da leen koy defaral te moom da leen yóbbu woon pour ministère defaral leen ko. mu xool ko bind maire lettre. ne ko tëjal marché bi. nga daaneel kii bi. dal bi moment boobu proche tabaski la. tabaski nga bàyyi ba mu jege nga tëj marché di nga sonal ay chef de famille. maire interpellé leen si woo leen fii maire yi jël leen audience. wala leen lettre bi ko ministère bind. nag nan ñaan yàlla jàmm am. bañ tabaski ba pare. mais dinañ jublu si marché bi. bi tabaski jeexee quelque temps. si la def arrêté tëj dal boobu. borom taabal yi doon jaayee. mu tëj ko ne kenn du fa jaayati. mu des daaneel bi. on a dit que na jëloon na même benn promoteur ah. mu dem xool. pour ñu wax pour mu daaneel ko. mais marché bi privé la. commerçant yi dañoo jënd seen place yi. dañoo jënd seen place yi. ñu jënd seen place yi. beneen bi promoteur bi ko defaroon moo ko moom Ali Diallo. léegi juridiquement. bu ko maire daanelee après. est-ce que daf ko war a defaraat par force. est-ce que mën na ko defar. est-ce que am na budget bu koy defar. est-ce que am na budget bu koy defar. est-ce que conseil municipal bi na ko permettre mu defar ko. bu ko defarul. ñële am nañ droit attaquer ko. gis nañ ko Thiaroye y a de cela 2 mois. monsieur le maire Babou Ndoye ak Ali Diallo. si lu mel nii la woon ñu daaneel ay place ba daaneel kii ñu attaqué leen yoon dal seen kaw di leen fayloo. maire de ça c'est sensible nañ taxaw xool. ministère. moom na autorisé moom na ñëw jox ki koy daaneel. kii na ko daaneelal. boobaa bu ñuy topp état ñëw defar. moom fii ak mënul defar marché bi. du ko daaneel. du jël risque bi. bu ko daaneelee yëfu jàmbur la daf ko war a delloo. te amagul lu mu ko defaree. lii moo tax mu taxawaat. te loolu nag ñun en tant que ces conseils dañ si ànd. jamono tey nit ñi naan la daaneel nga daaneel ñu tourné dalaat si ko. ñu demaat si rajo yi monsieur le maire yóbbu nañ ko tribunal na nga fekk demeewul noonu moo tax ñu taxaw. arrêté nag am na. arrêté bi def na ko bu kenn jaayati si biir foofu. d'accord mu des nag daaneel bi. d'accord beneen marché bi aussi muy marché Sicap bi déggoon nañ fi amoon nañ benn promoteur sax bu waroon ñëw financer ko avec ses propres moyens moom tamit fu mu toll. marché Darkase. waaw bi ñu wax sànq Sicap la bu Darkase bi. waaw bu Darkase bi très bien waaw marché Darkase. comme li nga wax. am na fi benn promoteur. bu d'accordoon ak commerçant yi. si plan bi muy defar. prix bi muy jaayee. ba ñëw indi ko mairie ba mairie def ak waa ji convention ba def arrêté. li ko téye. pour nga tabax da nga war a def autorisation de construire. document bi mu war a am dafa am autorisation de construire. si biir dossier yi ngay fournir pour autorisation de construire. dafa am quittance boo jëlee mairie. quittance boobu mairie di la defal. si ay base de calcul la koy defee. si surface bi ngay liggéey. ñu calculeel ko surface su marché bi ni mu toll. mu nekk 600 et quelques mille mètres carrés. non 6000 et quelques mètres carrés. marché bi yëpp lay doon wala puis mairie di nekk rek. non marché bi yëpp. R+2 la plan bi mi ngi fii. R+2. moins de 7000 mètres carrés la. ñu calculeel ko waa ji par mètre carré commercial. si suñu délibération li mu accepté mu nekk 21 millions. quittance bi mu war a dagg. 21 millions. mais comme que pour commune bi la. wàññiloon nañ ko. mais waa ji loolu la nanguwul nee na ñun ñoo war a dagg quittance bi ko non moom moo war a tabax jaay dem yoonam. ñu ne ko non quittance bi il faut nga dagg ko. yóbbu woon nañu si préfet ñu wax préfet na ko nag boo amee 21 millions nga dem dagg quittance bi ñëw liggéey lii moo ko bloqué. pour mu tabax il faut autorisation de construire. d'accord yéen quittance bi nangu ngeen ko woon wàññi ndax commune bi la. nangu woon wàññi woon nañ ko wàññil mais moom dafa bëggul fay quittance bi. bëggul fay quittance bi. waaw ndax nee na am na feneen marché ma ne ko bu dee appel d'offre. kenn du la laaj loolu. appel d'offre état mooy fay. comme par exemple stade bi. appel d'offre la. promoteur bi day liggéey ñu jël suñu xaalis jox ko. dafa am différence ak fi nga xam ne. yow la promoteur yaay indi sa xaalis liggéey jaay. dem sa yoon bokkul. d'accord léegi kon marché bi quittance mooy problème am. promoteur bi bu amee quittance suba mu ñëw ñu defal ko déclaration bi mu dem trésor fay. bu amee xaalis ñëw si Ousmane Kane. mu defal ko déclaration mu dem trésor fay indi quittance bi. moom lay booleeg dossier am yóbbu cadastre domaine mu ñëw maire signé autorisation de construire mu commencé liggéey. loolu commerçant yi nekk foofu aussi nee nañ am na beneen promoteur buñ commencé woon di ko verser jékki-jékki gisatuñ ko déggatuñ ko ñu ne leen aussi perte nañ. merci li tax nag ñu jël mesure si bii.
ñun bi ñu fiy soog a ñëw en 2014. promoteur boobu dañ ko fekkoon mu démarrer marché bi. marché bi eggul mooy loolu mu fi jot merci. bi mu ko démarré ñu ñëw laajte kan mooy promoteur bi ñu fexe ba jox ñu numéro maire convoqué ko. na ko marché bi pourquoi mënoo ko eggale. waa ji na commerçant yi ko yoreel xaalis. waaw commerçant yi na waajee leen yoreel xaalis. maire jox waa ji délai. na ko délai tel bu jotee. te ñëwoo eggale marché bi. dinaa résilier ce contrat. délai bi jot ñu résilier contrat waa jooju. léegi nag di utaat yeneen promoteur envoyé na leen fa 2 promoteurs avant kii. mais bu ñu demee ñoom du ñu d'accord ak moom. xam nga ñoom ñooy jënd. dëgg la ñoom ñooy def première pas yi. promoteur bi ñoom lay présenter plan. ba ñu d'accord si. ñu soog a ñëw mairie ne d'accord nañ. yóbbu nañ fa ñaar d'accord ñoo ñoom si plan bi ak si prix bi. waa ji bi mu ñëwee nag d'accord nañ si plan. d'accord nañ si prix. ñu soog a ñëw. d'accord donc mais kële moom waxatuñ ko ndax résilier nañ ko moom nee na commerçant yee ko yoreel commerçant yi nee na mais comme que ñun. xamuñu woon nu mu jënd il faut que ñu benn archive bu ñu mën a arbitrer. mënuñu lu dul fexe marché bi avancé. d'accord moom ñu résilier lam fa defoon ko. d'accord ñu ñëw aussi ci terrain municipal. ok terrain municipal d'abord projet bi lan la. PACASEN la. maanaam waaw projet bi PACASEN la mais li ngeen fa bëgg a def. waaw terrain synthétique mu am ay tribune wala. non pour le moment. stade la sans synthétique pour le moment. sans synthétique si fond bi ñu yor. synthétique mënu ko si bokk. mais dina am tribune dina am ay versaires yu baax dina defaat grille de protection bi yooyu yëpp dina si am dina am ay versaires. mais synthétique bokk gu si. donc nag bu paree. maire am na ñeneen ñu mu doon discuter. ñooñu si wàllu synthétique rek la ñuy yëngatu. boobaa bu ñu d'accord si prix ñu soog a wax problème mu synthétique quoi. mais pour le moment amuñu problème amagul synthétique. gisoon nañ aussi travaux yi arrêté na maire defoon na sorti keroog ni dina reprendre aussi fu ñu ci toll. voilà très bien arrêté woon na moom itam ay procédure moo taxoon mu arrêté. je crois mosoon nañ ko fi wax. waaw ki ko jëloon dem na ba si biir mënatul dem jox nañ ko délai yi ñu yoon mayoon délai bi mu egsee mais résilier na contrat boobu defaat appel d'offre amul droit joxaat ko neex. d'accord gars yi soumissionné waat am ki ko gagné. ki ko gagné man bërki démb rek daje na ak moom mu ne ma bientôt je vais démarrer. donc xam naa daal ay procédure mooy des gars yi jox ko avance ak yooyu mu démarrer. mais yàggatul incha allah. même école Sam-Sam gisoon nañu travaux yi arrêté woon na. mais reprendre na. waaw très bien xam nga ko tamit dafa mel ne stade bi rek promoteur u Sam-Sam 3 bi. dafa amoon ay moyens dafa ñëwoon démarrer ay moyens di xaar. gars yi jox ko merci. bi mu démarrer nag bi si étape boobu. te PACASEN bi ñëw duggagul. si la taxaw di xaar xam naa pour se sécuriser. maintenant gars yi jox nañ ko xaalisam continuer travaux yi. Promoville bi aussi dañuy dégg am na deuxième phase bi bu ñëwee bu dee am na bu ñëwee fan la jëm. am na te Télimam Diarra la. Télimam Diarra waaw parce que def nañ fi enquête ak projet kii bi ko yor. cabinet bi yor projet bi. pour def étude impact environnemental bi. toog nañ feek moom jël nañ ko. am na déjà fond bi mi ngi fi. maintenant gars yi ngi def études yi pour démarrer travaux yi mais am na pour Télimam Diarra. pour Télimam Diarra. oui ñu gis ni aussi ba léegi ci bilan bi maire def na fi ay bancs publics. gis nañ collaboration pour tabax centre de santé bu Sam-Sam. gis nañ aussi bu Daaru Salaam. gis nañ aussi tamit kii bi nu mu tuddati maison de la culture et de la jeunesse bi nekk fii. maanaam bilan bi xaw na yaatu daal. noo ko gisee. waaw mais sant yàlla bilan bi comme yaa ko waxal si bopp yaatu na. te li nga lim noonu am nga loo bàyyi. état civil bi. major de la femme bu bees bi. place publique yi parfois nga dégg ñuy sànni xeer mais place publique cadre de vie dafa bokk suñu dund actuellement. place publique yi nga dem si njàng mi éducation. gis nga li mu def si école yi. nga dem si yaatu na quoi. teewul ba léegi. doyul keroog Sidi mu ngi koy wax ci émission bi. nee na def na mais mënoon na def lu ëpp Sidi Seck. non foofu ma nit damay bañ. da ngay bañ. mënoon na def lu ëpp. ak war na ak des na leneen du benn. ñun nangu nañ ne des na. mais mënoon na def boo ko waxee rek. dina am question lu tax def ko donc. lu ñu mën rek def nañ ko. mënoon na def boobu Sidi daf ko war a gën a leeral fan la ko tegee est-ce que dañ koo mën bañ ko def. wala bu dee mënoon nañ rek dañoo war a def. te je crois li ñu mën yëpp def nañ ko. actuellement nii am na loo xam ne xëy na buñ ko waxee mais poste de santé bi nga wax Sam-Sam 3. dafa war a am maternité c'est déjà voté dañ ko war a démarrer. c'est poste de santé boobu nga xam ne coopération la avec les Espagnols. ñoom ñu joxe commune bi joxe. joxe leen suuf ba pare participer côté finance.
maternité bi foofu commune moo pare pour tabax ko si. mais ci bilan bi aussi ñu bëri liñ ciy xaw a critiquer mooy yi ci bëri ay partenariat la maanaam mairie jël fonds propre am lim fi defar ci sur fonds propre gars yi neen dafa néew. non partenariat bi benn la beneen bi lan la à part li état li ñu wax état la. waaw li ñu wax état la ay PACASEN ak ay Promoville ak ay yooyu maanaam fonds propre xam nga comme sànq ni nga ko waxee gars yi bu ñu nee budget presque 1 milliard rek gars yi dañuy foog ni mu ngi fii ci kees yi mu ngi fii te nee nañ li ci mairie bi defar sur fonds propre dafa xaw a ndaw. mais PACASEN fonds propre la xam nga lu tax. PACASEN pour ñu tànn la. dafa am ay critères yuy tax ñu tànn mairie bi. bu ñu la tànnee. yow yaay wax loo bëgg a def. pour ñu soog ko financer. waaw donc PACASEN fonds propre la pourquoi ñu koy génn ci fonds propre. mais si biir budget am na fonds de concours. te yëpp si état lay jógee mais mairie bi moo tax ñu jox ko donc fonds propre la. plus li muy recouvrer. donc tey li ñuy réclamer si zone France bi. bu ñëwoon fu ñu koy sóor suñu fonds propre la. te terewul mi ngi dem fële. d'accord donc fonds propre la partenariat bi benn la fi. muy avec espagnol yi poste de santé bi nekk Sam. yi fi état def. mais mairie démembrement de l' état la. ci état la bokk. waaw mais mairie moo koy capitaliser keneen kan moo koy capitaliser. parce que tey bu ñu lay may route. mën nañ la wax ne may nañ la 7 kilomètres. wala may nañ la 2 kilomètres de route. waxal ñu foo koy def. mais kooku am nga si cër. balaa ñu koy def étude bi dañuy ñëw si yow. da nga yor nañ fa ay plan yoo xam ne APEX li muy déroulé lépp mi ngi ak ñun. te tout le temps daf ñuy wax fu ñu toll donc loolu keneen kooku moo koy capitaliser c'est nous c'est la mairie. parce que mairie moo désigné ne lii laa bëgg ak lii inondation moo ma sonal il me faut des canaux il me faut APEX am fond bi ñëw boole si mairie. donc c'est la mairie. mais benn partenaire lañ fi am mooy espagnol leen li si def yëpp fonds propre la. maison de la femme bi bibliothèque municipale. maison des jeunes. mais fonds propre la place publique yi fonds propre la. maternité bi ñu war a tabax fonds propre la poste de santé bi nekk Daaru Salaam fonds propre la. amul leneen. beneen question bi mooy gis nañ usines yi fi nekk. seen ay patente bu ñu koy jox mairie ville lañ koy jox. tey jeunesse yu bëri tey dañoo bëgg a jël combat boobu porté ko. ba usines yooyu tey li ñuy versé ko mairie commune bu Diamaguène Sicap Mbao. loolu loo ciy wax. waaw loolu li ma si wax mooy ñu ngi leen si remercier ñooñu bëggoon porté loolu mais loolu tamit injustice boobu président Macky Sall mi ngi koy corriger. donc benn différence rek lay am président Macky Sall dégg nee na il faut que loolu duñ ñu ko jox ñun rek duñ ko verser commune bi yëpp mais dañ koy partager entre ville bi ak commune mais ñun non ak yeneen communes yi sax ak yeneen communes yi dañ siy am tey bu amee usine bu nekk par exemple Tivaouane Diacksao ak bu nekk Pikine Nord Guinaw Rail Nord yooyu la ñuy dajale ak yi nekk fii yooyu la ñuy dajale ba pare partager ko commune yi maintenant ñun dañ siy ëppale parce que ñun ñoo lañ gën a impacté ñun ñoo si ëppale li ñuy am sinon tey di nga dem commune yoo xam ne du ñu am dara parce que amuñu marché amuñu usine ñooñu état da leen sóoraale au lieu que ñun ñu verse ñu millions yooyu wala milliards yooyu par an non dañ ne léegi nañ si sóor ñeneen ñi mais ñun ñoo si ëppale pourcentage donc jeunes yi doon taxaw pour porter ko ñu ngi leen di remercier parce que loolu tamit la mairie da koy soxla population am nekk si ginnaawam xool injustice bi am ñu appuyer ko ça dañ koy soxla mais nag yàlla baax na ba président de la république sentir na ko ba mi ngi koy corriger pas nag xëy na lépp du ñëw mais mooy lii ñëw dina baax incha allah peut-être dernière question bi mooy doon ñu dugaat tuuti ci élection locale yi candidat yu bëri nañ à part sa candidat kan nga gis ni tey jii kii moom sérieux adversaire la koo xamante ni mën na yëngal fauteuil bi non ñëpp ay sérieux adversaire la naa ñëpp ay sérieux adversaire xeebuñu kenn quoi amul kenn koo xam daal kii c'est un adversaire de taille xam naa ne daal ku gëmmentu ñu daan la en commençant par nous duñ sax gëmmentu pour wan ne la respecté nañ ñëpp ku gëmmentu ñu daan la ñu ngi li ñuy liggéey ñoom liggéeyuñ ko sax buñ dajeek ñoom ñu woon nañ leen liggéey nañ lu bëri li mbër yi di wax li ñu liggéey xajul si ñoom non kon message de non violence ngay lancé ci campagne bi nga xamante ni moom lañ jëm ak merci beaucoup bi may lancé mooy commune bi ñun ñoo ko bokk mënuñu ko séddoo le 23 si guddi dañuy fàtte yi day romb avant nous am nañu fi nekkoon suñuy maam suñuy père nekkatuñ fi seeni doom ñoo fi nekk ñun dañ fi war a bàyyi nag way bu rafet suñuy fils bu ñëwee tamit donc buñ fi créé loo xam ne après bu ma la rombee doo ma xool wala bu ma la rombee di la daw lii àdduna la
c'est très normal ñu xëccoo c'est très normal ñu bëgg mais na am limite nga xam ne tamit luñ bëgg na yàlla ànd si joxe bi ku ñu jox rek nangul sa morom félicité ko et puis la vie continue quoi. La vie continue incha allah. am na benn question boo xam ne sama confrère yi ñoom ko yóbbaale. nee nañ subvention yi gisaguñ ci seen bopp. merci beaucoup bu ASC yi. waaw sa waay mi ngi si xar tànk tubayam. trésor la tagee woon. mais jàpp nañ na dina décanté wu bientôt. incha allah. ak presse locale bi. subvention presse locale. waaw nan ñaan yàlla mu mën ko si boole. d'accord defoon nañ ko fi benn année. waaw je crois boobu ba léegi defaatuñ ko fi. d'accord mais xam nañ ne ñu war a jàppale ngeen yàlla nu yàlla yombalal ñu jàppale leen incha allah. d'accord incha allah. ñu ngi lay remercier bu baax ci sa disponibilité comme monsieur le maire moom day daw débat bi. non du daw loolu damay bañ c'est-à-dire monsieur le maire liggéey bi moo bëri commune bi. d'accord am na yoo xam ne day bàyyi rek ñun ñu féete ko bis dina ñëw nag. mu jël débat yi quoi forcément. non waaw. incha allah ñu ngi lay remercier bu baax. merci beaucoup Sow merci bien sûr. merci mbokk internautes yi.